jërë ngeen jëf internet Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu di amaat contentement di jàkkaarloo ak yéen alors tey nag dañu génn rek fas yéene def benn micro trottoir ndax saa yu ñu nee 23 juin rek xel yi am ci lu mu dem ndax le 23 juin 2011 boobee dëkk bi metti woon na dëkk bi yëngu woon na ñu taxawaloon benn mouvement tuddee ko M23 mu doon xeex rek lépp loo xamante ni bii dëppoowut ak yoon waaye jamono ji gëj nañoo dégg mouvement boobee. gëj a xam ci lu ñu nekk te gëj nañoo jóg yi di xeex ndax jamono ji am na lu ñuy xeex xool askan wi ban jàngat la ñu am ak ban gis-gis la ñu am ci mouvement boobu ndax la leen taxoon a taxaw ñu ngi ci ba tey wala nekkuñu ci ndax la ñu waxoon ni moom la ñuy xeex ñu ngi ci xeex bi ba tey wala xeexatuñu ko lépp léegi ngeen koy xam ci micro bi nga xamante ni dinaa ko dékk askan wi ñu wax ci seen xalaat ay ca leen ñu dem topp leen ma. sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw ñoo ngi lay ziar soxna si. nga fàttali ñu tur bi. man la Ibrahima Fall. tey dañu doon xool sénégalais yi seen gis-gis ci mouvement 23 bi nga xamante ni bi bis ni tey la ñu ko taxawaloon le 23 juin 2011 ban gis-gis nga am nga ci mouvement boobu. bon gis-gis moo si am mooy d'abord ñu retourné waat en arrière dem ba 23 juin 2012 xam ne mouvement bi lu ko jëloon mooy ay lu noble moo ko taxoon a jóg parce que histoire du Sénégal fu mu tolloon il fallait que mu am benn portion bu si sénégalais ñu jóg ñu xeex loolu une bonne fois pour toutes si cadre boobu nag parce que xamoon nañ ne Ablaye Wade dafa bëggoon am briguer troisième mandat jamono jooju aussi électricité dafa métti woon kenn liggéeyatul liggéey bi yëpp taxaw donc dëkk bi ñu toll fu méttee métti donc si cadre boobu si la jeunes yi jóg ne yenn mbir yi foofu ñu taxaw ñu xeex une bonne fois pour toutes donc lu noble la woon ñëpp taxaw si xeex si ba Ablaye Wade lu mu bëggoon a am si période boobu moo ko am donc ñu bu ñu doxalee nag ba si kanam mouvement bi dafa perte essence am nu mu ko perte c'est-à-dire que gars yi dañu ko commencé politiser lu si bokk lu si bokkul dugal si lu si bokkul puisque après ay lobbying da see bokk benn parti si population bi wala benn parti si mouvement yi ñoo dem ba diriger affaire yi ñoom ñooy gagné profit ñoo si jëlee profit alors que mouvement bi au début lu ko taxoon jóg mooy xeex souffrance population bi c'est-à-dire que. fi réew mi toll nii est-ce que yaa ngi. loolu laa la wax ma ne la mouvement yi dafa perte essence am parce que actuellement lépp xoolal Sénégal fi ñu toll mënuñu lim lépp soo xoolee littoral bi lu fa am mouvement bi waxu si soo xoolee actuellement lu xew bërki dem gàddaay mouvement yi waxu si soo xoolee actuellement nu ñuy caxatee suuf Sénégal waxu si ak leneen corruption bi faux billets yi pour mouvement bi lu ko taxoon jóg mooy pour xeex injustice mais mouvement yi dañoo dem ba benn instant dañoo yaakaar ne mouvement bi c'était juste benn mouvement boo xam ne politique ko tax a jóg donc pour man mouvement yi da nga ko war a redéfiniraat ñu xool lan moo waroon tax jóg mouvement yi parce que sénégalais yi dofuñu soo leen wooyee si benn affaire ñu dem ba si biir ñoom gisuñu si lu ñu seen jubluwaay dina la fi bàyyi parce que actuellement jeunesse bi dafa yeewu jeunesse bi ñëppay jàng ñëppay suivre information donc instant yi kenn mënatul nax kenn mouvement bi da nga ko jëlaat tegaat ko si code ñëpp ànd si jeunesse bi jóg ñu xeex lu fi nekk parce que affaire du xeex toog sa gàll nii rek ñu naan Sénégal doxul. naa jàpp ni mouvement bi jamono ji mouvement politique la gën a nduru que li ko taxoon a jóg. actuellement ñoom si sens boobu lañ gën dem nag bien vrai que am na ñoo xam ne ba léegi nag ñoom lu leen taxoon jóg ba léegi ñoo ngi koy xeex mais mouvement bi actuellement nu mu demee nii dafa perte essence am dafa perte sens am donc foofu sénégalais yi jeunesse yi si boppam ñu jógaat ñu xeexaat li une bonne fois pour toutes waaw ñu xeex ko une bonne fois pour toutes ñoo lay jaajëfal soxna si. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maa lay fay. Thian. tey di 23 juin bu ñëwee nag xel yépp dem ci M23 bi nga xamante ni taxawaloon nañ ko 2011 ñu am ñoo xamante ni bi ñoom doon nañ ko xeex ba tax ñu taxawaloon mouvement boobu ban gis-gis nga am ci mouvement boobu. waaw bon mouvement boobu pour man mouvement bu baax la ci benn côté parce que li leen taxoon jóg comme niñ ko waxee mooy askan bi protéger ay bien wu askan bi moo leen taxoon jóg waaw loolu pour man ci côté boobu côté bu baax la mais soo xoolee day dem ba ci biir tamit léeg-léeg yi ñuy kaas yëpp walla yi ñuy révolter yëpp day am yoo xam ne pour man du ko jar parce que état tamit dafa am xalaatam am gis-gisam am nu mu war a doxalee
du tout le temps rek nu état doxalee wala nu état xalaatee ñoom ñu génn wax le contraire nekk contre état non non parce que état bi ñun ci ñoo leen fal jox leen pour ñu gouverner waaw léeg-léeg tam seeni idée ak seeni xalaat foog ñu bàyyi leen ko ñu doxal sinon. est-ce que léeg-léeg état dina jël idée boo xamante ne bii dina arranger sénégalais yi. waaw je pense que moom laa wax léeg-léeg day li la koy won mooy soo xoolee bi fi Laay Wade nekkee jour boobu le 23 boobu ñu génn li ñu doon défendre cause bi sénégalais bi dañ see ànd moo tax nga gis majeure partie bi génn ñu bëree génnoon boo gisee léegi lu tax déggatoo leen comme ni nga leen doon déggee moo lay wan ne léeg-léeg dañuy dugg si yoo xam ne sénégalais yi duñ si ànd waaw. yaakaaroon ni ñoom dañuy bàyyi xel njiitu réew bi fi nekk wala mu mel ni sax dañ leen a xaw a jënd mbaa ñu mujjee ànd ak gouvernement maanaam mouvement bi dañ ko mujjee def mouvement politique. waaw non man je ne pense pas que ñu jënd leen nag je ne pense pas que ñu jënd leen mais xam nga li ñuy wax rek ku miin sa wax yab la maanaam sooy revendiquer tout le temps lu waa ji def nga revendiquer lu waa ji def nga da ngay dem ba après da ngay xaaw a soof nit ñi quoi da ngay xaaw a bon nit ñi dootuñu la gëm à 100% quoi waaw dafa am yoo xam ne mooy jar a génn nga génn am yoo xam ne tam da ngay bàyyi waa ji parce que mooy comme lu ma la wax rek état la dañu am seen vision am seen xalaat am na ñuy liggéeyee nga bàyyi leen ñu liggéey mais fekkee lépp lu ñu def nga bëgg a contre loolu day ndiru leneen waaw day dem sax ba ngay gis ne ñoom ay opposant lañu quoi au lieu que ñu taxawee ni ñu war a taxee mais yow ay opposant ngay gis. mais yaakaaroon ni jamono ji mouvement bi waroon naa gën a taxaw xeex surtout que fi mu toll nii coowalu littoral bi mu ngi am ak gàddaay ñi nga xamante ni nangu woon nañ seen kër yi ba niki démb ñoom rek gis nañ li fa xew ñu doon bëgg a def grève de faim ñu fekk leen fa jaay leen doole ba am na benn maire boo xam ne def nañ ko fa naka sudul noonu te waaye takk der yi ñoo ko def ak littoral bi yaakaaroon ni jamono ji mouvement bi lu waroon a génn gën a xeex la. waaw mais domaine yooyu itam day laaj maanaam ñoom ñu xam dossier yi xam lan la parce que du tëb rek xeex du tëb rek ñu ne woy yàq nañ ay kër wala kii ñu tëb rek ñëw ne dañuy demal non il faut ñu xam est-ce que seen ñooñu foofu ñu tabax war nañ fa tabax est-ce que ñoom ñoo nekk ci seeni droit c'est-à-dire noonu la affaire bi tam di amee sens munoo tëb rek c'est parce que yàq nañ ku ne xam na ne kenn yéenewul kenn tabax kër ñu koy yàq mais ñoom dañu war a xam lan mooy cause est-ce que normalement ñoom foofu dañ faa war a tabax su deekee waruñu fa tabax ñu xam ne état moo nekk ci dëgg su fekkee nag seeni kër la woon ñu nangu ko ci seen. waaw moom laa wax seeni kër ne veut pas dire que ne dañ ñoo fa war a tabax seeni kër est-ce que foofu site bu ñu waroon jaay la est-ce que ñu leen ko jaay ñi ngi woon ci règle yu normal c'est-à-dire loolu mooy wax bi waaw. ci ay wax ci ñoom kenn ci ñoom bi ñu ko dégloo nee na saa yi ñu defee procès ak ki nga xam ne moo def mbir mi ñoom ñooy gagné mais ba tey mënuñu leen a delloo seen kër. waaw mais xam nga histoire tamit moom kenn musul nettali histoire jox boppam toor waaw àdduna moom kenn du nettali histoire di jox boppam toor ñoom nga wax mais da nga war a déglu tam beneen camp bi lan la ñu wax c'est-à-dire il faut nga dégg ñaari version pour mun a àtte voilà. gis nga ne mouvement bi jamono ji li tax ñu toog dégguñu leen rek dafa ni que état mu ngi doxal liggéeyam amul dara loo xam ne ñu ngi koy jalgati loolooy rek moo waral ñoom jamono ji kenn déggatu leen. non pour man bon pourtant dafa mel ni ñu ngi leen di dégg sax parce que léeg-léeg ma dégg leen ak yooyu non état bu dul jalgati moom je ne pense pas que amul Afrique état africain yi moom waaw ñoom ñëpp dinañuy jalgati quoi waaw mais nag pour mu am sens daal nañuy yëngu fu ñu war a yëngoo xam nga suñu yëngoo fu ñu war a yëngoo rek dina am sens waaw parce que comme littoral bi sànq yaa ngi koy tudd littoral bi si la ma si jot a xam lu ndaw dañ lay wax ne li si ëpp terrain yooyu jaayoon nañ ko avant Macky Sall donc si régime mu Laay Wàdd la ñu jaay xëy na léegi la ñooñu commencé tabax ak yooyu mais soo xoolee majeure partie bi ñu ngi ko am si régime mu Laay Wàdd waaw tey boo bëggee ñëw na jiin ko kon ki fi ne day xaaw a ndiru leneen daal waaw maa leen jaajëfal bu baax derrière. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. nga fàttali ñu tur bi. Saliou Thiam. Saliou Thiam tey di 23 juin nag bu dellu see rek xel yëpp dem ci M23 bi nga xam ni ñu ngi ko taxawaloon 2011
tey ñuy xool nag askan wi jàngat bi ñu am ci mouvement boobu nga xamante ni taxawoon na fi boobaak léegi bi mu fi taxawee ban jàngat nga ci am. waaw bi mu fi taxawee léegi rek jàngat bi ñu ci am mooy askan bi ñoom fañ nekkoon rek ña nga fa waaw parce que gaaw ñoo yëngatu nag waaye bés bu ñu yëngatoo rek ñëpp dinañ xam ne askan wi yëngatu nañ waaw. mouvement boobu ndax jamono ji ñu ngi yëngatu. mouvement boobu ñu ko jiite woon instant yi moom daanaka genn wàll yëpp ñu ngi ci nguur ñu ngi ci nguur waaye ñu toppoon seen ginnaaw ànd ak seen fulla ak seen i carte ñooñu ba léegi askan wi ñu ngi fi. ndax yaakaaroo ni ñi nga xam ne ñoo ko jiite woon sëgam ñoom léegi ñoo ne ci nguur ndax ñi ci ginnaaw tamit yàgg-yàgg duñu leen fekk ji. askan bi moom du ma sa fekk ci kenn askan bi toujours intérêt am rek lay xaar te loo bés bu li ñu ñor bés bu jotee rek dinañu wane suñu bopp. seen taxawaay ci réew mi kon ñoom dañoo fayit seen mission. dañ koo fayit ñoom seen intérêt rek moo fi ne seen intérêt rek lañ fi nekkal seen bopp rek ku ci dem ci nguur changer position waaw boo nekkatul ci nguur di bëgg a rey nit ñi askan wi te boo duggee ci nguur changer position complètement ñoom. da ngaa gis ne daal mouvement seen poste la woon waaye nekkul woon pour askan bi. seen poste la de wax dëgg yàlla parce que biñ demee ci nguur ñoom ñëpp gis nga leen li fi xew bëri na période Covid bii li fi xew bëri na kenn déggu leen kenn gisu leen waaw li xew gàddaay loolu dafa ñaaw waaw benn nit bëgg aak moo suuf su dul jeex loolu moom dafa ñaaw waaye nag askan bi moom ñi nga fa ñu nekkoon rek littoral bi moom ñoom rek ñoo ko séddoo rek ñoom i neen la seen biir beneen nguur bi fi ñëwaatee tamit noonu lay demee waaye ñun askan wi ñu ñoo am suñu fulla ak suñu fayda bés bu élection jotee ñu xam fan la ñuy jëm ñu xool lii bu baax programme yi waaw ñu xool ban parti moom moo ñu mën a yorul suñu réew ci jàmm ak salaam bëggal ñu defaral ñu suñu réew waaye bu dee yow ku yor sa saaku ceeb ak sa 10 000 francs rek ñu topp la kon duñu mës a changé. mouvement bi jamono ji ndax mu ngi dox. mouvement bi moom wax dëgg yàlla man instant yi xamaguma ci dara waaye ñun askan bi nañ toppee woon ci gannaaw mouvement bi di bañ ba léegi ñu ngi foofu. kon jamono ji lan ngeen di xaar pour jóg bañ li nga xamante ne bii mu ngi fiy am bëri fi ba bëgg a dee te ngeen xamante ni yéen ñi seen bopp du yoon. waaw daa jotagul rek. daa béy du weesu mbuus. déedéet béy du weesu mbuus de bés bu jotee rek yomb. waaw bés bu jotee rek yomb ñun moom fañ nekkoon ña nga fa daa jotagul rek bés bu jotee rek dina yomb incha allah. ku jaay sa ngor moom bu ëllëgee di nga bëgg doo mën a xool nit ñi jaay seen ngor ñëpp genn wàll yëpp koo ci invité débat télé muy xool fu muy jaar ak fu muy jéem a jaar pour daw waaw. ñi nga xam ne ñu ngi des ci mouvement 23 bi ba tey. ñi si des moom ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam waaw yàlla nañu yàlla may gudd fan ak wér rek ba ci kanam li ci kanam moom rawu li bët waaw. jërëjëf. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. nga fàttali ñu tur bi. le nom c'est Pape Moussa Konté. Pape Moussa Konté tey di 23 juin bu bis bi dellu see xel yëpp dem ci mouvement 23 bi nga xam ne taxawaloon nañ ko fi 23 juin 2011 ban gis-gis nga am tey ci mouvement boobee. waaw 23 juin bi lu ma ko gisee ñu ko fi doon xeex démb pour régime boobu jóge fi mais tey gis nañu ne ñoom tey dañuy bàyyi seen loxo dañuy baisser les bras alors que c'est pas de tourner autour du pot tout le monde a vu ce qui s'est passé le 23 juin donc ñoom ils n'ont pas respecté leur engagement donc nit soo demee ba di xeex benn mbir nga ne lii na fi jóge askan bi yëpp nañu ànd mbooloo nekk bras à arme jàppante soudé pour fexe régime bi nu ñu koy fexe ba jëlee ko fi jëlee nañu régime boobu ñoom tamit ñoo war a bañ yenn yi soo ko déggee par exemple naxante bi dafa mel ni ñun 23 juin bu mu passé ba pare ñun tey jeunesse bi fu mu toll nii on a du mal pourquoi on a du mal tey toujours nga dégg ñoom seen biir des conflits par-ci par-là de gauche à droite. loo yaakaar ni moo waral conflit boobu noonu ñoom ci seen biir. waaw parce que lu ko waral mooy ay nit ñu nga xam mooy transhumance bi moo indi loolu yëpp Macky au début il avait un bon départ man au début en 2012 laa ko croisé Cambérène fii ma ne ko Macky tu as vu ce qui est arrivé à Ablaye Wade
ma ne ko xam nga lu tukulóor yi di wax au maa yi il comprend tukulóor ma ne ko au maa yi mooy dem na jeunesse bi suñu la xasee ba tourner le dos mooy c'est fini mais Macky ci boppam man dama yaakaar ne président yi idée bu ñuy am suñu toog su ma toogee je vais faire ceci cela mais il suffit que une fois aller au palais dañuy perdre le réseau total vraiment ñun on est désolé hein on est désolé on n'attendait pas ça de Macky. waaw mouvement bi nu ma ko mënee wax xaw ma politique la xaw ma nanga mais ñoom seen biir d'abord linge sale bu am seen biir ba pare nañ ko raxas ba mu set nettoyer ko defaraat tapewaat xol yi ñun ñëpp ñu xàccandoo dóorandoo ñaareel bi tamit maa ngi koy ñaan Macky prison yaa ngi nii fees dell nu ñuy waxee kumba am ndey kumba amul ndey tey ku sàcc ginaar ñu tëj la ci kaso bi ku def ay détournement kenn du la wax dara loolu tamit war nañ ko revoiraat waaw làq doom dóor doom loolu ñun dañ si doyal vraiment dama xamul ne le 20 kii waaw dañ ko doyal waaw dañ ko doyal làq dóor doom làq doom dañ ko doyal. mais moment bi fi mu toll nii yi fiy am mbirum littoral bi ak li nga xam ne démb xew na gàddaay ñi ñu nangu seen i kër ñu ko doon ñaxtu ba démb ñu bëggoon amal grève de faim li fa xew gis nañ ko est-ce que tey jii nii mouvement bi ñoom jamono ji waroon nañoo baisser les bras. waaw mais mouvement bi ci boppam jaruñu woon baisser les bras ñoom dafa mel ni comme ñoom mouvement bi ci boppam dafa mel ni comme ñoom dañuy bàyyi lépp te ñoom day mel ni Abdoulaye Wade dong la ñu ñeme Abdoulaye Wade nag moom rek la ñu ñeme nit ki li ngay bañ démb moom nga war a bañ tey. ñu nga xam ne tamit ñu ngi nangu seen kër yi tamit yooyu tamit war nañ ko revoiraat gars yi tamit ñu nga xam ne amaguñu kër dañuy dégg ñu ne Ndakaaru fees na tout le monde veut faire la précipitation xaaral ma dem jaay ma jaay Macky tamit war na sol treillis commandoom taxaw sur le terrain bi veiller à ça ñaareel bi lu tax ma ne prison bi dafa fees Macky ci boppam man dama koy dolli xel mu ngi ñu ngi di ko wax ne autosuffisance en riz ba tey mënul fexe ba am dama la ne alkaati yi nekk fii ci mbedd bi di traîner benn par benn prisonniers yi nekk ni ci kaso bi nañ leen yóbbu dans la vallée dans la basse Casamance nañ leen fa yóbbu ñu dem béy ji ceeb ñun béy la ñu xam man moi qui te parle je suis un grand paysan nañ leen yóbbu ñu dem béy ji soldats yi nekk di leen di garder alkaati yi ku ci liggéey soo paree mooy comment dirais-je les prisonniers ñu leen ciy tirer et bien des choses. mi ngi noonu ñoo ko gisandoo gis ngeen askan wi li ñu wax am nañu lu leen metti lool ci mouvement boobu léegi jalgati nañ seen kàddu yi nga xamante ni moo leen taxoon a jóg la ñu digle woon ak askan wi defuñu ko waxuñu ko yëkkati nañu sax ay kàddu jëmale ko ci njiitu réew mi loolu lépp gisandoo nañ ko mën ak yéen fii la ñuy yemale tey waxtaan bi di leen jox dig daje rek très bientôt incha allah ci yeneen waxtaan yeneen micro trottoir ak leneen loo xamante ni rek mu ngi xew ci réew mi ndax nee naa leen Sunugal 24 lépp lu xew ci réew mi ngeen koy soxla di ci bëgg am lu leen leer ñun ñoo leen koy indil information à sa juste valeur duñu ko yokk duñu ko wàññi lépp fii lay amee biir Sunugal 24 jaa ngeen jëf